leen di ziar bu baax a baax di kontaan ci teew fii ci àjjuma ji ñu ñëwaat ni ñu koy defee saa su nekk daal di tànn ay ponk daal di koy waxtaanee fii ci plateau Soir d'info xibaar yi ci kanam li gën a fës ci bés bi daañu ci ñëw ak rédaction bi buñ ci noppee tàggat yaram la ñuy waxtaanee xam ngeen ni nag Teungueth FC moom qualifié na ci li nga xamante ne ni moo di phase de poule yi jëm ci coupe d'Afrique des Nations bi nga xamante ne ni coupe CAF en tout cas pour Ligue des champions yu club yi loolee lekk dinañ ci ñëwaat waaye keneen koo xamante ne ni dafa bokk ci ñi qualifié te war a dem ci tour préparatoire bi nga xamante ne ñu ngi koy waajal itam fële ca Zimbabwe di beneen équipe boo xamante ne yi ràññeeku na muy Jaraaf lan lañ ci war a mën a jàngat taxawaay bi ak waajtaay bi loolu yëpp daañu ci dellu si kanam ak suñu gan di Youssou Diall mi nga xamante ne mooy vice président bu Jaraaf ñu ci ànd nag ak ki nga xamante ne mooy Cheikh Tidiane Diagne Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay fay soxna Aram di nuyu téléspectateur télévision Futur Média am mbégte aussi comme chaque vendredi ñoo partagé le plateau ak yow fas yéene seq ak suñu gan yi waxtaan bi nga xamante ni am nañu yaakaar ni askan wi dana si jële njëriñ bu soobee yàlla. jërëjëf leneen loo xamante ne ñu koy waxtaanee tey muy grippe aviaire bi ñu ne dugg si na Sénégal ñu dégg ko démb xibaar yi tey it jën ci taxawaat ministre bi jiite wàllu élevage moom itam yëkki ci ay kaddu ñu def nag tey ab taxaw seetlu ci boobule feebar bi nga xamante ne nii dugg si na naka la ñuy def ba moytandiku ko ndax ñu bëri ñu ngi yëngatu ci wàllu élevage ñuy dalal docteur Isma Ndiaye mi nga xamante ne nii médecin vétérinaire la docteur dalal jàmm ci plateau. jërëjëf soxna Aram maa ngi lay nuyu di nuyu Cheikh Tidiane di nuyu bépp téléspectateur Sénégal yi nga xam ne ñu ngi déglu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen souhaiter meilleurs vœux ci at bu bees bi. jërëjëf dañu ñëwaat ci moom ci kanam mais balaa ñoo sori ci waxtaan bi njëkkee ak bii de xibaar ndax am na solo fii lañ ko dalaloon ci plateau Soir d'info mu di Diary Sow nekk meilleur élève bu Sénégal ci atum 2019 ñu teew fii na ak moom waxtaane woon livre bi nga xam ni génne woon na ko muy sous le visage d'un âge daal di wax tamit ci taxawaay bi nga xamante ne nar na ko am ci année préparatoire bi nga xamante ne ni mu ngi ko doon amal jamono ji fële ca lycée Louis le Grand ca Paris ñu jot nag ci ay xibaar ne gisaguñ ko ay fan a ngi nii di leeral rek ne jëriñ gi nga xamante ne mooy Serigne Mbaye Thiam mi nga xamante ne bokk na ci ñiy encadré Diary Sow leeral na ni jamono ji moom tey dem na fële ca Malicounda yendu ak famille yu Diary Sow di leeral itam ne xaritam bi ñu naan dafa réer mook Diary ñoo ànd que loolu amul ndax jot naa wax ak moom li ñu xamul mooy Diary fan la nekk te lundi jot naa badge foofu ca lycée ba avant mu génn muy ñaan rek nit yi ñu bàyyi xel ci taxawaay bi ndax autorité yi nekk foofu ca France ni ki fii ci Sénégal autorité yi nga xamante ne ñoo nekk ci suñu ambassade yi am nañ ci taxawaay bu am solo ngir fexe mu feeñ di ñaan rek mu feeñ ak jàmm ndax am na solo ndax it bokk na ci li nga xamante ne ay ndaw yoo xam ni Sénégal dañ leen di tiitaroo Cheikh Tidiane du ñàkk yow tamit jot nga ko croisé. waaw jot naa ko croisé par hasard RFM boobu Ndeye Diop mi nga xam moom mooy desk culture moom moo ko invité woon donc benn après-midi ni ma jaaroon fa par pur hasard rencontré ko mu doonoon nit ku sympathique quand même très ambitieuse parce que xale boo seq ak moom waxtaan rek nga xam ne kii am na lu ko yàlla may donc ma ko doon tooñ sax ba di ko ne voilà livre bi ñaata la Macky Sall jox ak yooyu tout ça on a rigolé mu doonoon nit ku bien donc du coup ba ma xëyee gis une telle information c'est vrai que ça fend le cœur day metti parce que nit nga xam ne xamoo ci lu mu nekk boobu ba léegi man maa ngi imaginer sax ay parents ci situation psychologique nga xam moom la ñuy nekk donc c'est tellement difficile léegi nag li des rek mooy nañu bàyyi les autorités def li nga xamante mooy li war avec la police française aussi les autorités étatiques tamit def seen liggéey ba pare ñaan yàlla comme ñun tamit réewu jullit lañu dañuy ñaan que daal véritablement ñu retrouver que sain et sauf parce que dafa di nit nga xamante ni Sénégal dañuy yaakaar ci moom voilà am na solo docteur Diary xam naa moom ci tribune yëpp jot na feeñ ndax canaux yu bëri jaar na fa ci yeneen i télé fu nekk ñu koy wane ndax bokk na ci li nga xamante ne également ay exemple yu ñu war a wane surtout ndax ndaw yi am foo xamante ne dinañ ci roy dëkk la soxna Aram wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee référence la royukaay la pour xale yi te wax dëgg yàlla dina doy waar bu fekkante ne mbir mi dafa yem fii rek waaye nag comme ni ko Cheikh Tidiane waxee léegi am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax en tout cas man daal personnellement am naa yaakaar ne dinañ ko gis ci jàmm ak salaam mu dellu ci ay mbokkam insha allah rabbi ci jàmm ak salaam loolu la ñuy ñaan te yaakaar nañ ne borom dina ko def allahumma amin
ñu ñëw ci li nga xamante ne tey moom la ñu waxtaanee muy grippe aviaire maa ngi koy wax sànq fin décembre la feeñ ci benn ferme avicole bu nekk ca Njaxaat bokk ci commune bu Pout naka la grippe aviaire def ba yegg ci Sénégal loolu mooy laaj bi nga xamante ne moo ñuy njëkk a interpellé. jërëjëf ci question boobu soxna Aram et puis di la sant aussi di sant groupe Futurs Médias ci maanaam cër bi ñu jox pour ñu mën a taxaw fii wax ak askan wi ci wàllu grippe aviaire waaye nag balaa may sori. damay bëgg rek dalal xelu askan wi ndax yaakaar naa ne fi ñu toll nii. ginaar moom duñ ko lekk bu fekkee loolu nga dañ koy bàyyi si kanam bàyyi ñu xaar bu dul loolu sax xam nga wax dëgg yàlla lii di Covid 19 bi dafa lëmbe àdduna. ba tax na kon boo jëlee leneen teg ko ci boppu askan wi teg ko ci boppu population yi mu nekk psychose day gën a compliqué ba tax na ñuy dalal xelu askan wi di leen xamloo ne ba fi ñu toll nii information yi nga xam ne jot nañ ko ci ministère de l'élevage et des productions animales ñu jàllale ko ci organisation mondiale de la santé animale wane nañu ne ci benn exploitation maanaam benn ferme la ñu gis feebar bi bañ ko fa gisee muy ferme boo xamante ne xaw na dandu boo ko méngaleeg yeneen ferme yi maanaam fi nga xam ne fa la ñuy yore yeneen ginaar yi te ba mbir bi amee it ñoom jël nañu motuwaay yëpp ba nga xamante ne circonscrire nañ ko maanaam yemale ko fa nga xamante ne fa lañ ko gis ndax nee nañ ba ñuy soog a ñëw fekk nañu ci maanaam ñaar fukki junni ginaar. 60 000. voilà 58 000 plus précisément muy juróom fukki junni ak juróom-ñett dee nañ ci mu desoon ñeent fukki junni ak ñaar yooyu ñu daal leen faagaagal ndax lépp rek bëgg feebar bi na daal di yem foofu. ba loolu weesoo gisuñu ko ci beneen ferme gisaguñu ko ci beneen exploitation kon ñu ngi ñaan yàlla pour na daal di yem foofu loolu dalal rek bi ñuy dalal xelu askan wi waaye nag du tee aussi ñu joxe information ndax aussi mbir pour nga mën koo xeex foo nga xam ko. boo ko xamul doo ko mën a xeex. information yi njëkk mooy lan mooy grippe aviaire dañoo ne fi mu toll nii bi ñu am muy H5N1 dafa bokk ci xeet yi ñuy wax hautement pathogène. maanaam dafa bokk ci xeet yi nga xam ne seen dangar dafa fort. li ñuy yàq li ñuy feebar dafa bari li ñuy rey sax dafa bari ndax gis nga bu ñu nee 100000 maanaam téeméeri junni presque 60 000 ya daal di fay jaar mu rey leen kon moo lay wane li muy rey dafa bari te ci lu gaaw la leen di daal di rey. bu ñu ko méngaleeg yi ñuy wax maanaam faiblement pathogène tekkiwul ne maanaam ñi nga xam ne seen dangar dafa xaw a néew tekkiwul ne ñooñu du ñu yàq ñoom it ñu mën a yàq lañu. waaw waaye nag méngale rek moo indi loolu maanaam li tubaab naan comparaison. amoon na fi si at yi weesu depuis 2015 beneen boo xam ne moom la ñuy woowee H9N2 boobu faiblement pathogène la moo tax coow li bariwul. feebar yooyu nag su amee dañu koy daal di déclaré ci OIE muy organisation mondiale de la santé animale. H9N2 bi coow li bariwul ndax faiblement pathogène la waaye bii nag day boo xamante ne. maanaam dafa soxor. ba tax waaw dafa soxor moo tax kon mbiram xaw a doy waar tuuti. bu ngeen déggee H nag nangam ak N nangam maanaam ay tur la ak ay sant ñu leen tuddal rek. ndax dafa bëri xeetu virus yoo xamante ne ay virus yu joxe grippe lañu. léegi xeet bu si nekk nag dañuy tuddee benn H maanaam bu ngeen déggee coronavirus bi ñu doon wax xam ne ñoo ne virus bi dafa am couronne. mais bu ngeen déggee grippe bii di joxe virus bi joxe grippe bokk ci xeetu orthomyxovirus bokk la coronavirus moom kaw gi. dafa am lu mel ne ay pont yu fa ne yoo xamante ne yenn moom la ñuy wax hémagglutinine yeneen yi ñu leen di wax neuraminidase bu ngeen déggee loolu nag dafa xaw a technique tuuti. waaye H bi fa la jógee N bi fa la jógee. léegi H bi nag dina am benn ba lu tolloog fukk ak juróom-ñett wala fukk ak juróom-ñeent N bi am lu tolloog benn ba fukk ak benn léegi rek H yeeg N yi la ñuy jël di leen boole en fonction virus bi nga xamante ne moom la ñu daal di am. bii fi nekk actuellement nag H5N1 la muy boo xam ne dafa daal di soxor te mën na wàll it doomu aadama amoon Asie en 2005 je pense. exactement moom la amoon na Asie amoon na ay Chine am ay Hong Kong te jamono yii sax am na ci dëkku Europe yu bari yoo xamante ne am na fa. waaw léegi nag doomu jàngoro bi nag day wëndeelu rek day wëndeelu question bi ñu bëri di posé wu nag mooy lan moo ko indi Sénégal. waaw muy question bu am solo nii nag kenn mënagul wax ne fii la jóge ba dugg ci biir Sénégal nañ jàpp ne comme virus la rek doomu jàngoro day nekk ci jaww ji. mais naka lay propagé woo. waaw ni muy propagé woo d'abord wàllante bi bu nekkee diggante ñanaaw yeeg seen i morom maanaam jege yoo bi mooy indi ñu wàllante mu jaar maanaam ci li ñuy wax voie digestive maanaam lekkukaay wala voie respiratoire. li mu bëggoon xam mooy Sénégal ndax dafay exporter ay poussins wala. Sénégal dina exporter mais depuis 2005. importation moom dañ ko tere woon. ndax li indi woon sax ñu tere woon importation bi au Sénégal lépp loo xam ne maanaam ginaar la wala ay cuuj wala ay maanaam ay cuisse de poulet yi ngeen daan dégg. ay nen. sauf quelques exceptions yoo xamante ne pour maanaam def ci couvoir yi la ak yu demee noonu li ci gën a bari
dañ ko interdire woon dañ ko tere woon te li indoon ñu tere ko nag mooy grippe aviaire dafa amoon ci yenn dëkk yi. donc pour maanaam aar suñu bopp ñu ne kon bu fi kenn duggalati loo xamante ne wàll bu jógee ci ay ginaar la wala ay ginaar seen bopp di ko jëlee bitim réew di ko fi dugal. waaye teewul nag ne Sénégal moom mi ngi doon génne. mi ngi doon génne ndax am na dëkk yu ñu wër yoo xamante ne mën leen jaay ay ginaar wala ay cuuj surtout sax ay cuuj bëri na dëkk yu ñu wër yoo xamante ne seen i production cuuj demeewul noonu donc fii Sénégal la ñuy ñëw di wàll yaan pour jënd ay cuuj donc ñu ngi doon génne léegi nag li nga xam ne moo taxoon ñun ñu bañoon pour di leneen di jógee feneen di fi dugg ndax bañoon feebar bi fi mu toll nii moo ñu xaw a dal moo ñu xaw a dal su boobaa nag impact yi la ñuy wax mooy lan impact yi ay impact sanitaire la njëkk ndax bu ñu nee impact sanitaire feebar la boo xam ne bu jàppee ginaar yi dafa leen di faagaagal rey leen waaye it mën na dem ci doomu aadama parce que dafa bokk ci xeet yi ñuy wax zoonose te bu demee ci doomu aadama mën na fa fekk beneen doomu jàngoro boo xam ne virus la buy joxee grippe mu daal di lënkaloog moom déclenché ko waaw mu daal di soppeeku encore mutation yi ngeen di dégg mu soppeeku joxe beneen virus boo xam ne aussi mën na gën a compliqué di wàllante diggante doomu aadama ak moroomam doonte day faat doomu aadama lu mën a nekk la ndax feebar bu mënta faat amul lu mën a nekk la waaye nag jàngat yi wane nañu ne lu néew la lu néew la te boo ko doon méngaleeg coronavirus bi moom lu néew lay daal di faagagal waaye it aussi wàllante bi aussi yombewul comme bu coronavirus bi ni mu yombee waaye dina màtteeg du màtte bu ko jox sa baaraam. bu fekkee nit ki mën na ko jëlee ci mala. waaw est-ce que nit ki mën na ko wàll moroom nitam. waaw doomu jàngoro bu xasee dem ci doomu aadama ba soppeeku fa effectivement mën na jóge ci doomu aadama dem ci moroomu doomu aadamam. donte bariwut waaye nag li ëpp solo li ñu war a bàyyi xel mooy surtout maanaam naka lay jógee ci ginaar ga ba dem ci doomu aadama ba mën na nekk ci li nga xamante ne maanaam lu muy noyyi la mën na nekk ci loo xamante ne lu laal ci gémmiñam la wala lu laal ci bëtam lu laal ci bakkanam jógee ci ginaar gi nga xam ne dafa feebar loolu daf ñuy may rek ñu lancer message ñi nga xamante ne ñu ngi def aviculture ñu gën a maanaam bàyyi xel ci ne ginaar bu xasee ba feebar dañu moytandiku di gaawantu di ko rey pour bëgg ko dugal ci voilà parce que ci manipulation yooyu ci la danger bi nekk maanaam moment bi nga koy jël di ko rey ak di ko suqi muy def ay poussière wala muy def ay tis-tis deret ji di la laal di laal sa gémmiñ wala sa loxo nga laal fenn sa yaram mu daal lay dugg donc manipulation boobu mooy li nga xamante ne moo ci gën a dangereux kon li ñuy ñaax askan wi rek mooy bu ñu gisee lépp loo xam ne méngoo naak li nga xam ne ñu ngi koy wax ndax feebar bi day rey lu bari waaye it day indi ay problème respiratoire donc détresse respiratoire lay def ci ginaar yi donc bu ñu seetloo yu mel noonu ñaare nañuy def attention woo autorités yi nga xamante ne ñoo yor wàll woowu ñu autorités yi nga xam ne ñoo dépendre ci ministère de l'élevage et des productions animales su boobaa ñoom dañ leen wax yan matukaay la ñu war a jël laata ñoom ñuy daal di ñëw loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy dénk askan wi pour ñu def attention bu baax a baax. alors man li ma bëggoon wax mooy ci wàllu suivi bi parce que xam nga nee nañ c'est au mois de décembre. la ñu découvrir affaire bi. waaw ba abattre maanaam pratiquement 60 000 ginaar. waaw par rapport ak suivi jamono gi fan ngeen ci toll est-ce que maanaam l'épidémie en tant que telle maanaam circonscrire nañ ko fa lañ ko yem fa la yem wala ci diggante bi vous avez constaté que nii am na yeneen i ginaar yi nga xamante ne topp nañ ci amee. waaw loolu am na loo xam ne toq na ci sama nopp jóge ci ministère de l'élevage et des productions animales ndax ñoom li ngay laaj nii ñoom ñoo yor wàll woowu. man consultant la. donc ku nekk da nga koy bàyyi ak maanaam parce que kenn du ko jiitu ci mbaram. waaw kon ñoom wàll woo xam ne bu ñu fi taxawoon tey dinañ wax fu ñu toll ci jàngat yooyu. waaye nag li nga xam ne jotaa toq suñu nopp jóge ca ñoom wane na ne comme ni ma ko waxee sànq sa ba may tàmbali élevage ba ci benn élevage lañ ko gisagum te jël nañ matuwaay yi nga xamante ne matuwaay yu gaaw la pour jéem a fexe ba maanaam du génn foofa. fay ko foofu ñu daal ko fay. pour le moment fa la ñu toll amaguñu nag ci information yi ñu jotagum dara luy firndeel ne feeñ na ci yeneen i élevage waaw pour le moment daal fa la yemagum. mais ñi nga xam ne ñu ngi seen kër tey di yëngu si loolu wala am nañu espace boo xamante ne ñu ngi yëngu ci wàllu volaille est-ce que ñoom tey dañu war a am crainte jëmee ci feebar boobu wala laalewul dara. si crainte kay war na ci mën a am parce que bu ñu nee feebar dugg na ci biir dëkk te mi ngi commencé rey ginaar yi. yow sa activité économique la sànq maa ngi wax sax jotuma egg ci wàllu woowu ndax bu ma waxee impact yi dama ne woon impact sanitaire bi waaye aussi impact économique bi lu am solo la. forcément waaw ndax ñi nga xam ne ñu ngi ciy yëngatu ci affaire aviculture macha allah bari nanu bu fekkente ne ginaar yi ñu ngi feebar di dee su boobaa ñi si doon yëngatu yëpp dina am foo xam ne dafa leen di gàllankoor ci wàllu koom-koom. waaw kon ñu jàpp ne ñooñu am nañu raison pour maanaam daal di tiit waaye nag li ñu di digal mooy ku ci nekk rek na nga mettre en place li ñuy wax les mesures de biosécurité lan lay tekki dañu ne d'abord benn ñaq bi amu fi donte existé na. am na ci yeneen i dëkk waaye nag comme mbir mi dañoo bett fi ñu toll nii ñaq bi amu fi parce que feebar la boo xam ne amu fi woon kon ñaq bi newul woon Sénégal benn.
ñaareel ba faj bi aussi daanaka mënta ne ndax balaa ngaa faj sax ñu daal di dee. kon li ci nekk mooy bu xasee ba feebar rek daal di leen éliminer daal di leen lakk wala ñu gas leen suul leen def ci ay produits yoo xam ne pour bañ ñu doomu jàngoro bi law. waaw kon nag li ñuy digal askan wi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci mbirum aviculture di yar ay ginaar mooy renforcer maanaam hygiène mën nañ naan biosécurité mooy tund ko benn ki nga xam ne yor na ay ginaar di jaabante di jóge ci moom ay ginaaram di seeti ginaaru keneen mooy tund ko aussi koo xam ne amul benn loo xam ne war na ko def ci biir exploitation mu ñëw di ko fa def ñuy désinfecté di nettoyer loxo yi ak tànk yi laata ñuy dugg ci biir poulailler yi di sol aussi ay yére yoo xamante ne bu ñu noppee mën nañu ko sumi daal di ko fay bàyyi loolu yëpp rek lenn la ci mesures yi nga xamante ne moom la ñu war a mettre en place waaye it aussi di jëfandikoo yenn désinfectants yi maanaam ay produits yoo xam ne dañ koy def ci ndox di ko pulvériser maanaam di ko pomper ci tànk yi wala ci loxo yi comme ni ngeen gis ñu koy defee rek ak Covid 19. donc ay matuwaay yu ñu mën a jël la pour bañ doomu jàngoro bi daal di ñëw fekk seen exploitation. période bi ñu nekk mu nekk période seddaay est-ce que dafa favoriser lu mel nii di feeñ. waaw sedd bi mën na nekk facteur favorisant effectivement mën na nekk facteur favorisant parce que doomu jàngoro yooyu dañoo bokk ci xeet yi nga xamante ne ñoom ñu lool tàngaay waaw. donc day mën a nekk facteur boo xam ne maanaam da koy daal di yombal waaye it ñemewuñu tàngaay mais comme ni ma doon waxee désinfectant bi léegi aussi ñemewuñu désinfectant yi. parce que dañoo bokk ci xeetu doomu jàngoro yi comme coronavirus ñi nga xam ne dañoo enveloppé maanaam dañu am lu leen ëmb. xott bu leen muur. kon désinfectant bi ci kaw xott boobu lay daal di attaqué. daal di leen néewal doole. waaw kon désinfectant yi am na solo lool. alors taxaw feneen fu am solo également da nga wax sànq bu bokk ci xeetu zoonose yi. coronavirus au début ba léegi waxaguñu ci leer ñu ngi wax ay pangolin jékki-jékki ne non leeragul en tout cas. njoon nañ njort ne peut-être ci animal la jógee ba yegg ci nit. OMS dafa fësal stratégie boo xam ne boobaa léegi mu ngi koy jéem a di wax mooy One Health. muy benn santé stratégie boo xamante ne xëy na ñu war ci bàyyi xel méngale stratégie bi ñuy teg ci wàllu faj animal yi comme également bu nit yi est-ce que tey suñuy kilifa ñu ngi intégré volet bu mel noonu ci li nga xamante ne mooy ay politique yu ñuy tëral ci wàllu wér-gu-yaram. waaw am na ay jamono ci ginnaaw. effectivement principe boobu ñuy wax One Health une seule santé. maanaam comprendre duñ ko woon bu baax ba feeñu lool ci maanaam li nga xam ne moom la ñuy doxalee mbirum santé au Sénégal. parce que vétérinaire aussi dafa nekk partie intégrante du système de santé. ñu bëri dañu yaakaar ne fajug mala rek moo ñu tax a jóg waaye vétérinaire bi dafa nekk aussi koo xamante ne mi ngi aar askan wi maanaam mi ngi yëngatu ci santé publique ndax ki nga xam ne moo booy fexe ba nga xam ne feebar bi waroon jóge ci ginaar ga law dem ci doomu aadama du fa dem kon quelque part mu ngi koy aar donte laalu ko waaw donc agent de santé la loolu faut que ñu comprendre ko bu baax a baax léegi nag jamono ji ñu toll mbir yi effectivement teg na ay jéego ba ñun ñëpp muy ñun médecins yi d'ailleurs sax am nañu benn kuréel bu ñuy wax interordre des professionnels de la santé man mu bokk ci bureau ba muy kuréel bi nga xam ne dafa dajale médecin boole pharmacien boole dentiste ak vétérinaire kon moo lay won ne concept bi ñu ngi koy gën di véhiculer te it feebar yi nga xam ne am na jamono yi ñu weesu muy ay feebar yoo xam ne dafa jógee ci ay mala dem ci doomu aadama yi comme coronavirus bi gën na yee askan wi ba ñu xam ne kon importance su vétérinaire ci biir système bi kenn mënu koo réere mbir ba tax nag kon ñu ngi ciy def ay jéego yoo xamante ne pour maanaam système boobu ñuy wax maanaam concept une seule santé ñu ngi koy doxal ba tax sax mu am kuréel bu nekk au niveau donc du haut conseil excusez-moi du secrétaire général du gouvernement boo xamante ne li ko tax a jóg mooy rek boole ñëpp ñi nga xamante ne ñoom laa lim sànq ñu yëngatu ci mbirum wér-gu-yaram ñu boole leen pour ñuy mën a di doxal ci biir concept bi ñu naan One Health. mais docteur man li ma bëggoon ñëw mooy par rapport ak consommation parce que xam nañu que véritablement sénégalais c'est de grands consommateurs en tout cas de poulet fi mu toll nii xel yi tàmbale naa jaxasoo ndax déjà coronavirus baa ngi fii voilà ak man faa leen di gay ni ñoom laay ngeen ni donc du coup ñoom ban attitude la ñu war a mën a am par rapport ak consommation bi parce que aussi quoi que l'on dise am na benn psychose bi nga xam ne am na fi grippe aviaire mosul am Sénégal ñu ne guléet mu ngi fii am donc du coup tey jii yéen ana yan discours ngeen di tenir pour en tout cas assurer est-ce qu'on peut continuer di consommer maanaam ginaar sans pour autant que véritablement mu am un danger mën nañu wéy di consommer ginaar fekk duñ ci am benn loraange waaye nag appel bi nga xam ne moom la ñuy lancé mooy comme ni ma waxee sànq xam nga doomu jàngoro bi pour mu wàll doomu aadama li ci gën a bari manipulation ba la. nekkul instant bi mu koy lekk. ndax ba mu koy lekk c'est déjà cuit. voilà parce que bu dee ba ñor. surtout Sénégal li muy toggee ba mu ñor xom. xëy na doomu jàngoro ba dee na. waaye nag risque bi mooy laata ngay àgg foofu mooy ba ngay jël. di ko defar diggante boobu ci la wàllaate bi di mën a nekk ba tax na kon li ñuy ñaax askan wi rek rawatina ka nga xam ne moo yar ganaaram ba gis ci feebar
pour bañ pertement mu ne xaaral ma gaawantu rey ko daal di koy jaay moom si boppam mu ngi jël ay risques. mais loolu dafa nécessiter quand même ay maanaam ay descentes inopinées en tout cas des autorités pour dem xool effectivement bett gars yi pour mën a vérifier. waaw effectivement loolu mooy le travail de prévention. exactement loolu lu war a mën a nekk la parce que am na ay agents donc ministère de l'élevage et des productions animales yoo xam ne ñu ngi ci sur le terrain te lu mel ni su amee dañuy gën a firi seen i bët ak seen i nopp pour mën a gis li nga xamante ne moom mooy li xew. et puis dañuy joxe ay informations pour que képp koo xam ne seetlu nga rek loo xam ne xaw naa méngóog feebar bi nga daal di woote pour que ñoom ñu mën a déplacé wu daal di ñëw waaw léegi nag par rapport ak consommation bi comme li nga wax léegi risque bi surtout ki nga xam ne moom moo produire war a jaay bu mu jàpp ne moom su ko defaree jaay ko rek ba pare na ca déedéet moom mi nga xam ne moo koy préparé di ko defar pour jaay ko bu dee doomu jàngoro ba la su boobaa mën na am ay gàllankoor waaye nag bu mu tax kenn ragal lekk ginaar waaw bu mu tax kenn ragal lekk ginaar. waaw ndax dañu gaay moom ginsi moom fa gaay ki ko. waaw Sénégal dafa bëgg ginaar xam nga Sénégal waaw moo demee noonu. waaw gis nga ñoom ginsi la ñuy wax. waaw voilà gis nga mi ngi noonu ak njóobeen yi gis nga jamono yee ñu weesu pour dellu tuuti si ginnaaw bi affaire maanaam feebaru pêcheurs yi amee. ñu bëri ñu doon wax sax duñu lekk jën. waaw waaye loolu réaction primaire la rek. réaction primaire la. waaye na fekk na yow fa ngay jëndee ci say ginaar na nekk maanaam bërëb yoo xam ne wóor na bu fekkee kii jënd si marché ba da fekk ginaar yoo xam ne melokaan ba mu leen fekkee nekk na melokaan boo xamante ne du tax mu yaakaar ne feebar noonu rawatina ginaar yi nga xam ne ñu ngi dund sax kenn reegu leen nga ñëw tànn si bi nga bëgg bu doon bu feebar la yow da ngay constaté ne ginaar gi dafa daal di feebar. effectivement nan lay manifesté woo ci ginaar. waaw manifestation yi ci gën a bari c'est des problèmes respiratoires mooy maanaam dañuy sëqat ginaar tam day sëqat. waaw day soj waaw day soj bakkan yi dinañu xelli bët yi aussi bët yi sax mën nañu gonfler mën nañu aussi di tuur ay rangooñ waaye surtout aussi li ñu naan abattu c'est-à-dire que pas abattu dans le cadre maanaam rey mais dañuy sonn dañuy loof jërëjëf dañuy lott daal di toog boole ci aussi nga gis ndeete yu bari mën nga dugg ci benn poulailler ñëw tëj poulailler bi génn ñëwaat fekk yu bari daal di dee loolu yëpp ay signes la yoo xamante ne feebar bi da koy màndarga woo. àddina ni muy doxee ak épidémie forcément dina am nan la ñuy def tey pour anticiper. waaw pour anticiper xam nga protectionnisme Sénégal. macha allah depuis que ñuy wax H5N1 musu fee am. même bi ñu naan H9N1 N2 bi ma waxoon sànq muy faiblement pathogène même boobu c'est en 2015 la fi dugg donc grippe aviaire lu jiitu 2015 musuloon am Sénégal 2015 la fi faiblement pathogène am 2021 bi hautement pathogène bi daal di fiy dugg donc ça loolu nag li indi woon loolu mooy maanaam mesure de protection yi nga xam ne jëloon nañ ko. ñu mettre ko en place. ministère de l'élevage mettre ko en place de sorte que kenn dootul importer moo xam day jaar port wala day jaar aéroport wala day jaar ci yoonu tali yi cuisse de poulie yi ngeen daan dégg yépp lu ci gën a bari kenn gisatu ko woon donc ça c'est des mesures de protection parce que amu fi maanaam ñu aar suñu bopp pour mu bañ fi am léegi nag bu ñu demee ba mu xas ba feeñ nag amatul beneen pexe lu dul jéem a xool li nga xam ne pour bañ mu law ñi nga xam ne am nañ ko moom la ñu naan stamping out ñu daal di leen jël daal di leen rey yi dee aussi ñu daal di leen suul daal di yemale bërëb ba daal di ko nettoyer di ko désinfecter loolu yëpp ak di ko surveiller ña fa dewoon aussi ñu jël ay mesures par rapport ak ñoom contrôler leen xool ba xam loolu yëpp rek pour bañ mu daal di génn bërëb boobu donc protection boobu la ñu mën a def pour le moment xëy na bu affaire bi demoon ñaanu ma ko yàlla bu demoon ba nar a àgg yenn niveau yi su boobaa aussi dañuy jàll si ay vitesse supérieure waaw parce que lii mooy première vitesse bi ma wax pour jàll si vitesse supérieure mooy gis nañu kat affaire bi mi ngi commencé jéggi dayo ñaari ñu ko yàlla su boobaa nag xëy na am na yeneen mesures ñu mën a appliquer bokk ci loo xam ne xëy na jéggaani ñàkk bi mu daal di ñëw pour ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci ay bërëb yoo xam ne feebar ba àggu fa ñu profité vacciner leen balaa doomu jàngoro bi di fa àgg waaye dañ ñaan yàlla fi ñu toll nii maanaam ak mesures yi ñu jël nii mesure disons sanitaires yi ñu ñaan yàlla mu daal di yem foofu mais lu tax Sénégal amaguñu ñàkk bi waaw xam nga ñàkk pour mu am cim réew day fekk feebar bi ne fi ndax ñàkk mënoo ko jël rek daal koy denc day périmer day yàqu donc foo feebar am fi ñu soog a ne kat nañu jënd vaccin ba daal di koy indi kon feebar yi fi am seen ñàkk am na H9N2 bi ma doon wax sànq muy faiblement pathogène bi ba 2015 ñàkkam amu fi woon donc bi nga xamante ne feebar bi feeñ na ci lañ ko soog a commencé indi boole ko ci programme de vaccination yi mais avant bokkul woon sax ci programme de vaccination yi bii it même chose la ñàkk bi du fi am tant que feebar bi amu fi ndax du ñu ñàkk lu dul bu dee feebar baa ngi fi
jërëjëf docteur Isma Ndiaye dinañ ñëwaat si moom si kanam jërëjëf Mouhamadou Mohamed Ndiaye ñu daal di dellusiwaat ci docteur Isma Ndiaye mi nga xamante ni médecin vétérinaire la ponk yi nga xamante ni ci nga mujj jund fa la ñuy taxaw muy déjà grippe aviaire bi ñu ngi wax sànq ci prise en charge médicale ak ñoom seen vaccination lépp mais man fenn laa bëgg a taxaw est-ce que tey ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci wàllu aviculture am nañu culture di consulter ñi nga xamante ne ñooy ay vétérinaire ngir mën a aar li nga xam ne mooy seen i jur. waaw xam nga soxna Aram aviculture léegi avancé goo xamante ne ñi nga xam ne ñu ngi ciy yëngatu xam nañ ne bu fekkante ne duñ jege vétérinaire ñu ngi jël seen alal di ko sànni ndax xam nga loo xam ne ay junni ginaar la. gis nga fii dañuy wax ne téeméeri junni ginaar xam nga téeméeri junni ginaar alal ju bari la ay millions yu dul jeex la. waaw nit bu fekkee yaa ngi ko yore. te doon lëkkaloo vétérinaire boo xam ne moo lay xoolal di la conseiller ak di la fajal su boobaa da ngay nekk ci erreur alhamdulilah bëri na si ñoom ñoo xam ne xam nañ ko ba wax dëgg yàlla ñu ngi lëkkaloo vétérinaire pour loolu. mais bu loolu weesoo it même ñi nga xam ne ñu ngi yor ay bande yu ndaw nga xam ne ay quelques centaines la mooy téeméer wala téeméer bu teg wala ñaar téeméer même ñooñu sax xam nañu njëriñu vétérinaire de sorte que ñu ngi dem ca ñoom pour ñu leen di mën a di jàppale waaye nag lépp loo gis rek yenn saa it day am lu ciy xaw a sooxee. waaw yenn saa yi gis ñoo xamante ne danañu jéem a defal seen bopp loolu nag day nekk loo xamante ne day ñaax askan wi pour ñu moytandiku ko bu baax a baax ndax xam nga médecine vétérinaire dafa xaw a doy waar la nga cay def du yem rek ci maanaam mala ba ngay defal. du yem ci bu dee ginaar la comme ginaar moo ñu tax a ñëw tey du yem ca ginaar ga rek wala du yem ca nen ba mën na law dem ci ka nga xam ne moo koy consommateur bi ba tax na ki nga xamante ne mi ngi def di defal boppam. su boobaa mi ngi jël ay risques yoo xamante ne pour moom ci boppam waaye risques yoo xam ne xëy na dina dem ci nga xam ne mooy consommer ginaar yi li tax ma taxaw foofu docteur moo di ne laaj bi su doon topp mooy kan moo war a dugg ci métier boobu parce que da nga wax sànq ay signes yoo xam ne nit ki war na mën a am seetlu bi di ko gis ci mala bi bu fekkee ne ku mel ni man la wala samay moroom ñu jékki-jékki dugg si te yooyu ngay wax amuñu seetlu boobu moo tax ma ne ndax am nañu culture di dem finalement kan moo war a def liggéey boobu. waaw liggéey bi ku mu neex rek war nga ko mën a def su fekkee am nga moyens yi am bërëb boo xamante ne aussi li ñuy wax ci tubaab répondre na aux normes maanaam normal na pour nga mën fa yar ginaar ndax yar ginaar aussi daa am bërëb yoo xam ne moom lañ ko daal di jagleel képp koo xam ne kon am na moyens yi te am bërëb ya su boobaa mën na ko daal di def waaye nag li nga wax dafa am solo lool ndax dafa bëri ñoo xam ne dañ ciy dugg te duñu am maanaam li ñuy wax maanaam as tuut ci as formation kon lu mel noonu boo ci dugg dana baax nga am ci tuuti formation am na bërëb yoo xam ne fii ci Sénégal wala fii ci Ndakaaru boo fa demee mën la tàggat tuuti ci loo xamante ne nga am seetlu yu ndaw ndaw waaye nag du doon formation boo xamante ne pour nga jóge fa yaakaar ne yow da ngay daal di doon vétérinaire mën a remplacer vétérinaire ba parce que signes yi may wax muy màndarga yi wane feebar yi dañoo bari te li ci ñaare dañuy niroo waaye feebar yi nga xam ne ñoo leen di joxe daal di wute. D'accord waaw te ku ko jàngul mënoo ko xam. merci waaw merci beaucoup docteur Isma Ndiaye on passe à la page publicitaire.